courbe ascendante bi parce que dañoo ñu ngi dégg sax le professeur Seydi fu mu toll ni waxatul pic waxi plateau la nekk di wax plateau si ñu comprendre rek moo nekk fu mu toll ni maladie bi kii ni maîtriser nañ ko fii suñu réew ban lecture nga am si sortie professeur Seydi bi ak tey ji communication bi nga xam ne le ministère de la santé def na ko par rapport ak feebar bi de Covid-19. waaw dañuy rafetlu seen liggéey parce que tey jii feebar bi bu muy dugg Afrique ñu bëri dañ doon prédiral Afrique ay centaines wala ay milliers de morts. ñu bëri aussi dañ doon xaar ni le pire mu am Sénégal surtout parce que boo gisee suñuy habitude nu ñuy dundee ak suñu façon yu ñuy nekkee ñu bëri dañ doon xaar ñu dégg Sénégal atteindre na yenn taux de mortalité par rapport ak virus bi mais boo gisee 3 mois après ñu ne la ci 4000 et quelques cas on a plus de personnes yu guéries que personnes yoo xamante ne ñoo nekk sous traitement donc loolu aussi seen xarañte la te aussi boo xoolee li nga xamante ne mooy existant bi amuñu plateau médical bu baax bu ñu lay nuyee sax ay appareil respiratoire bërki dem nañ ko commencé commandé ci ay zones yu bëri donc bu médecins yi defee yëfu jinne ba jàppale Sénégalais yi ba feebar bi ñu maîtriser ko dañ leen siy jaajëfal maintenant il a parfaitement raison parce que boo xoolee chiffres yi am na benn période boo xamante ni chaque jour da ngay gis taux de contamination bi dafay dem ba 10% wala ba 11% pic bi yaakaar naa 11% la mais depuis lors da ngay gis ne dafay gën a wàcc léegi mi ngi ci ay 6% loolu autour de 6% lay tourner da ngay gis même bu nekkee parfois dañuy dégg 600 personnes contaminées wala 700 nouvelles contaminations mais boo xoolee ci pourcentage bi ci par rapport ak ñuy defal test da ngay xam ni que loolu c'est satisfaisant loolu dañ leen siy jaajëfal di leen si gën a remercier di leen féliciter parce que ñoom aussi bu ñu fàttaliku rek parce que ñi féliciter tey jii yàgg nañ ñuy wax ni ay revendications yu audibles mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore ngànk nguur bi mi le président Macky Sall ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jotoon a nekk mosuñu jël seen revendications yi en compte parce que boo xoolee waa ànd yëngal gësam yàgg nañu taxaw di wax ni conditions yi nga xamante ni moom la personnel médical bi nekk conditions yu doy waar la te bu ñu leen wee tey jii am na ñoo xamante ni ñu ngi ci corps médical bi contaminé nañ leen parce que ñooy les personnes au risque et bu ñu leen contaminés c'est parce que ils n'ont pas été protégés ñu leen waroon protéger nag yaakaar naa le président de la république ak gouvernement lii nag war na doon loo xamante ni paradigme la dafa war a doon benn prétexte pour ñu mën a jéem a changer paradigme surtout changer suñu façon de xaalis yi ñuy jël di ko investir ci ay investissement de prestige. d'accord sànq le professeur Seydi mu ngi wax waxi plateau mais mu ngi jàpp ne fu mu toll ni plateau boobu lee pour mu mën a rek am njëriñ fii ci Sénégal il faut que la population respecte les mesures barrières mais est-ce que jàpp nga ne fu mu toll nii ak communiqué bi nga xam ne le président de la République Macky Sall def na ko par rapport ak lever restriction mesures yi dina tax population bi bàyyi ci xel parce que fu mu toll nii quoi qu'on dise mën nañoo jàpp ne relâchement lañ gën a nemmeeku. waaw mais relâchement nañuy nemmeeku parce que gis nga bi tey citoyenneté kenn du ko décréter. mënoo bàyyi pendant 60 ans nga bàyyi xale yi nekk ci lu leen neex ñi nga xamante ni da nga leen wax ji da nga leen waroon jox benn éducation joxoo leen ko def promotion wu lutte musique danse donc bu yaakaar ni situation bi dafay ñëw rek nit ñi soppeeku. gis nga dañ lay naan nature humaine dafa doon loo xamante ne lu têtu la boo xasee ba doon benn nit koo xamante ne magum jëmm nga ñu tàmmal la yenn habitudes yi pour nga changer ko dafay jafe donc man du ma ni sénégalais yooyu nga xamante ne dañuy def nag su dul noonu dañu nekk ñu indiscipliné mais damay ni ay victimes nañu victime par rapport ak li nga xamante ni mooy état du Sénégal parce que ñoom ñi nga xamante ne seen constitution ñoom ñoo ni dañuy jàppale parents yi ci éducation xale yi ñoom ñoo abandonné woon bu ñu abandonné wu woon teel a conscientiser nit ñi bu ñu lay wax taux d'alphabétisation passé wu 50% ñu bëri tey jii li ñuy wax nii geste barrière mesure yi ñu lay wax yëpp ay français la ku jàngul nasaraan na nga koy xamee na nga koy comprendre et puis am na ñoo xamante ne si ñun la ñu ngi jàng nasaraan mais mënuñu gëm feebar bi parce que xam nga boo tàmmee di wax nag su dul noonu soo waxee mu dañ day dem ba booy wax dëgg sax absolument booy wax dëgg sax nit ñi dootuñu la gëmati da ngay gis nit ñi en âme et conscience xam nañ ni feebar bi am na mais na jóge ci ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite rek ñu ni amatul parce que du feebar bi dañuy nier de mais dañuy bañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñu jox leen une certaine crédibilité te loolu yaakaar naa ne état du Sénégal moom moo ci péché bu gisee yenn comportement yi nag xale yi di ko def nañu jéem a xool causes yi te xam ni causes yi moom moo tax conséquences yi am mais xale yi nekkuñu lu dul di subir benn genre stigmatisation parce que da ngay dégg ñu leen di xas naan way dañoo indiscipliné dañoo kii mais malheureusement bu nekkee ñeneen ñi duñ leen wax man seetaan naa Thiès il y a de cela 2 semaines ministre bi nga xamante ne mooy
ministre de l'éducation nationale dem fa di visiter benn école mais il y avait pas moins de 200 personnes ba muy def conférence de presse il y avait des gens derrière lui pourtant ñooñu kenn du leen wax c'est des gens irresponsables mais il suffit que ñu gis benn Pape Makhtar ànd ak ay mbokkam dem géej wala dem feneen ñuy xool leen nu ñu irresponsable alors que ñoom ministres yi ñoom bu ñu koy def dañuy c'est en toute impunité après ñu taxaw di leen jox seen grade ak seen ay mérite sénégalais bi ñu taxaw di ko insulter alors que ñoom ñoo ko waroon yar bu ñu ko yarul yaakaar naa. La preuve pour te conforter ci say ay kàddu gisoon nañ la dernière fois le ministre de l'enseignement kii notre Cheikh Oumar Anne en pleine conférence de presse mu dindi masquam et loolu ñu nekkul benn message bu rafet boo xam ne waroon na ko def à l'encontre de la jeunesse. Non seulement du message bu rafet mais mépris la sax parce que aussi yow nga nekk ci salle climatisée déjà amul sax besoin ngay sol masque mais ñi ngi sol masque pour jéem a def seen communication boobu noonu mais boo demee ba jël benn mbir da nga koy assumer jusqu'au bout et puis nga taxaw au bout de 15 minutes nga taxaw ni mënatoo nooyi da ngay jéem a fexe ba dindi masque bi léegi yaa ngi xalaat te période boobu noonu nañu ne woon nañuy jël enseignants yi jëlee leen ci point A yóbbu leen ci point B jëlee ay sénégalais yoo xamante ni ñi ngi woon fii yóbbu leen ci ay zones yoo xamante ni zones yu sec la seen climat bi boo moytul minimum 40 degrés la ñi ngi nekk ci kaw foo xamante ni zinc la ñu war fa toog de 9h à 15h war a sol masque yow mi nga xamante ni yaay seen njiit ngay dindi masque au bout de 15 minutes alors que yaa ngi nekk ci foo xamante ni salle climatisée loolu yaakaar naa ne mépris la. ñu wax ba tey par rapport ak mesures yi nga xam ne président de la république indi na ci ay relâchement par rapport au transport interurbain bi nga xam ne nemmeekoo nañ ko ba feebar bi ñëwee ba tey dañ ko rek dakkaloon mu mel ni comme fu mu toll nii président de la république ak ministre yi nga xam ne ñooñu ñeel wàllum intérieur ak transport fu mu toll nii ñoom yooyu les mesures rek teg nañ ko ci suuf gannaaw ba xale yi rek génnee foofule au niveau de Touba ak tamit Kaolack ak même au niveau de Dakar noo jàngatee reculade bi nga xam ne état bu Sénégal def na ko par rapport ak manifestation yi nga xam ne xale yi amaloon nañ ko. waaw non dama koy rafetlu xam nga lu tax gis nga boo toolee ci benn situation nga gis ni lii mooy say limite da ngay accepter say limite nga jéem a changer de stratégie je m'explique xam nga Sénégal dañu ni woon toog leen ni seen i kër boo leen toogee seen kër ndimbal bi dina leen sa fekk si le 28 avril si je m'abuse nañ commencé woon di distribuer li nga xamante ne mooy aide alimentaire ak kit alimentaire ba tey jii am na ay zones yoo xamante ni gisuñu ceeb gisuñu diwlin donc nit ñi mënoo leen ni toog leen seen kër pendant un mois gisuñu ceeb gisuñu diwlin ñu nax fa dee ci biir kër yi et puis dafa am loo xamante ne feebar bi ala kulli ànd dafay jàll bu jàllee économie foog mu relancer wu te bu ñu xool ñun suñu économie ci lu mu taxaw ci informel la ci lu mu taxaw mooy ci bay ci sàmm ci li nga xamante ni mooy jënd ak jaay nit ñi di demalante donc loolu boo ñëwee da nga koy bloquer te amoo capacité nga jéem a fexe ba li nga xamante ni moom mooy ñu nekkoon ci acteurs yi impacté yi nga jéem leen dimbali dafay poser problème imaginel tey ji bité ki nga xamante ni sàmmkat la moom dafay obligé di déplacer bétaayam pour mu mën a dund bétail bi da koy jële ci zone yi nga xamante ni période bii zone yooyu du am ndox mu war leen jële par exemple Dagana war leen yóbbu fi nga xamante ni mooy Kolda bu ñu ñëwee dafa am ay mesures de restriction bétail boobu dafay obligé toog Dagana bu ñu amul ndox lu ñuy def dañuy dee te ki nga xamante ne moo ni da lay jox ceeb mënu la ko jox pendant un mois gaw ma ni mu fekk ay bétail bi waaj a dee mu ñëw dundal ko beneen bi mooy agriculture bi ñëpp xam nañ ni Sénégal tey ñu bëri ñi nga xamante ne ñoo nekk fii di def ay marchands ambulants am na ñoo xamante ne sax ñi ngi seen ay bureau ñoom dañuy bay te période bii ngay dem commencer sa bay moom ngay dem commencer def ruuj pour mën a préparer sa saison donc buñ ko bàyyiwul ñooñu aussi dem bayi ji bàyyiwul sàmmkat yi déplacer seen bétail yi dafay poser problème parce que après dañuy gis conséquences yi donc état du Sénégal il était un peu dos au mur mënul woon bañ a def nii parce que koo xamante ni mënul aider la population parce que ba mu ñëwee dafay aider gis nañu lu si judd et aussi beneen mbir bi xoolal transporteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo doon def interurbain ñoom dañu doon di dundal seen ay njaboot mais pendant 3 mois mënuñu déplacé wu pendant 3 mois ñooñu nekk ci conditions yu difficile nga gis ay transporteurs yoo xamante ne wala ay conducteurs yoo xamante ay chauffeurs yoo xamante ni dañuy jël seen permis di taxaw ci mbedd bi di yarwaan di naan man de duma triant dama doon liggéey mais période bi mënuma liggéey te il faut ma jox dara samay njaboot donc état il fallait que mu jéem a indi ay mesures d'assouplissement pour ñooñu seen secteur mën a relancer wu parce que aussi ça sert à rien feebar boo xamante ni ñëpp xamoon nañu ni bu tàngaay bi ñëwee feebar bi par force dafay wàcc parce que sinon amul leen lu koy expliquer mënoo ni ba feebar bi gën a nekk ci dëkk bi si nañu indi woon ay mesures de restriction te feebar bi si la atteindre son pic maanaam logique pour logique tey boo indee mesure d'assouplissement feebar bi dafa waroon gën a yéeg parce que léegi bu nekkee virus la biy dem ci ay nit ñu ni contamination bi dafa rapide boo bàyyee nit ñi ñu circuler
feebar bi normalement dafa waroon gën a propagé wu mais boo gisee lan moo tax propagé wul nga gis États-Unis fan yi passé nit ñi di rassembler wu à des centaines wala des milliers de personnes di rassembler wu nga gis ko France gis ko feneen ak feneen te boobu ba tey déggoo ñu ne la feebar bi de atteindre na ay proportions yu gën a inquiétantes que début feebar parce que aussi dafa am yeneen éléments yu dugg ci mbir bi voilà mooy chaleur bi mooy climat bi nga xamante ni ñu bëri ci ay scientifique nee woon nañu bu tàngaay bi ñëwee rek feebar bi dafay commencer wàññeeku te loolu nga commencé gis xoolal ci zone yi nga xamante ni ñooy gën a sec ci Sénégal Tambacounda c'était 86 cas tey nee nañ la benn personne moom moo fa des. Yeneen zones yi aussi da ngay dégg feebar bi dina fa dugg mais du fa yàgg donc yooyu yëpp tey ji il fallait que état bi jël ay matukaayam jéem a fexe ba li nga xamante ne mooy économie ñu jéem ko relancer parce que nit ñi boo leen ñëwee da nga leen di dimbali mënoo leen dimbali en réalité da nga leen bàyyi ñu dimbali seen bopp. Pape Makhtar dama bëgg ñu taxaw par rapport ak manifestation yooyu nga xam ne amoon na un peu partout ci Sénégal bi yëpp warngal këpp mais dama bëgg ñu taxaw ci message yi nga xam ne ñoom moom lañ loon yëkkati ci kàddu yi loon yëkkati parce que koo si jox sa micro rek danaan la man dama xiif amatuma la du ma jox samay mbokk samay waay kër mu mel ni comme état bu Sénégal dafa lajj ci plan d'urgence bi par rapport ak gestion Covid-19 bi mais waaye aussi message yooyu dafa wane rek chiffres yi nga xam ne niveau de pauvreté bi fii la toll Sénégal parce que bu ñu demee ba au bout de 3 mois amuñu rek ça devient catastrophique. mais xam nga mooy li ma la wax léegi Sénégal suñu économie lu ko téye mooy informel ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau yi ce genre yi ñoom ñooy am xaalis bay naan dañuy épargner mais ñeneen ñi dañuy dund au jour le jour c'est-à-dire lu ñuy liggéey tey lu ñu taaba tey chauffeur bi lu mu transporter ci ay clients moom lay jéem a fexe ba jël ci loo xamante ni da ciy dund ak njabootam kooku boo ko ñëwee toogal 2 jours 3 jours liggéey yoo rek dafay am problème waxuma la 3 mois te puis effectivement état bi dafa laje ci li nga xamante ni moom moo ni woon daf koy aider da koy jàppale askan bi parce que dafa ni woon dafay jël 69 milliards jënd ko ci ay dund jënd ko ci ay ceeb ak yenn denrées alimentaires de première nécessité jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy les premiers impactés mais ba muy jël loolu dafa fàtte woon ni dafay ami ñi nga xamante ni ñooy doon les nouveaux pauvres wala les pauvres conjoncturels maanaam ñi nga xamante ni musuñu nekk ci besoin wala bu ñu nekkoon ci besoin ñi ngi doon jàppale seen bopp mais situation bi dafa leen di def ñoom ñu nekk ay pauvres conjoncturels c'est-à-dire ñoom du ñu mën a liggéey seen activité bu demul par force dañuy am problème parce que banque du leen lebal xaalis kenn du leen jox xaalis donc il fallait que état du Sénégal mu jéem a fexe ba trouver une alternative c'est-à-dire boo demee ba xam say limites mooy li ma la wax sànq boo gisee say limites nga ni man de lii laa bëggoon mais lii laa mën te bu ma defee li ma mën askan bi dinañ génn fipp parce que nit ñi bu ñu naree dee ku naree dee wekku dinañ génn fipp dañ génn taxaw kat ni lii kat duñ ko nangu balaa ñuy dee nañu dee sax ñu rey ñu ak bal pistolet mais duñ tëdd suñu kër di fa deewee parce que suñuy njaboot ñu ngi ñuy seetaan nga gis aussi ci xale yi am ay jakartaman ñun la au nombre de 40 000 ñooñu dañ doon déplacé wu c'est-à-dire dañ doon jëlee ndi Touba yóbbu ko Tivaouane bi wala jëlee ndi Tivaouane yóbbu ko Thiès loolu moo doon seen secteur d'activité loolu moo nekkoon seen koom-koom fa nañ doon mën a joxe seen dépense quotidienne mais aussi fa nañ doon mën a assurer yenn charges yi nga xamante ne c'était des charges fixes léegi ñooñu ñëpp état du Sénégal ba muy jël kii woon boobu plan woon boobu pour aide alimentaire d'urgence bi mais ñooñu bokkuñu woon ci statistiques yi parce que ñooñu ba ñuy def statistiques yi ñoom nekkuñu woon dans le besoin. mais plan d'urgence bi sax nemmeeku neen si aussi y a des couacs parce que ceeb bi. ñëpp a ngi laajte ana ceeb bi. absolument parce que déjà ñu bëri dañ doon wax ni lan moo tax ñuy jël ceeb di ko jënd di ko jox déjà ci produits yi ñuy jënd rek mën nga poser wu des questions parce que pour une alimentation saine ceeb bi ñuy imposer. ceeb bi dañ ko doon ci tubaab bi et puis pat yi ñu bëgg a jox nit ñi c'est pas pour une alimentation saine et équilibrée mënoon nañu jox nit ki ku nekk alal benn somme par exemple 50 000 wala 70 000 nu ñu koy defee ci ay périodes yi nga xamante vivre de soudure la ni ñuy doon joxee ay bons ñi nga xamante ni ñooy nekk ci besoin ci par rapport ak baykat yi mais lan moo tere woon ñu jëloon ay transfert d'argent fekk ñi nga xamante ni dañ nekk dans le besoin ñu jox leen wala mieux ñu fexe ba subventionner ceeb bi bu demee bay jax sac bi di jax par exemple 5 000 francs di nga gis ñoo xamante ni dinañ jënd mais jëndaale lu ñu nekk seen wàll parce que Sénégal solidarité la xam mais yooyu yëpp état bi ba ko gars yi di wax dañ doon ni non yéen da ngeen di critiquer pour critiquer mais après da ngay gis ni critique yooyu nga xamante nit ñi dañ ko doon formuler ñoom ñoo mujj am dëgg ñi nga xamante ni ñooy état du Sénégal dañu wanoon benn surdité te gis nga nit bu déggul te malheureusement ñi ngi commencé def loo xamante ni lu dangereux la ñu koy bëgg def une règle tant que yëngaloo taal ay pneu état du la déglu transporteurs yi wax nañu menacé grève mais ba ñu taalee ay pneu si lañ leen doogay déglu jeunes yi wax nañu menacé nañu mais ba ñu taalee pneu si la leen état doogay déglu ngay gis aussi université tant que bakkan rootu fa wala ay dégâts matériels am fa duñu leen commencé déglu te loolu yaakaar naa ne lu doy waar la waruñu ko sax di négliger.